salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi salaamaaleykum mbokk àdduna ñu ngi fii ci télé bu mag bi nga xam ne si ni moom mooy ARA TV di leen wax dal leen ak jàmm ci seen émission li xew ci réew mi ma ànd ko ak sama chroniqueur Malick Sow maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu di la fay Souadou di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan ci ARA TV di leen wax dal leen ak jàmm ci émission bi. merci beaucoup Malick Sow fii lay xewee ci ARA TV li xew ci biir réew mi fii la noo koy waxtaanee noonu la ñuy def ànd ko ak sunu ay naataango la libération mu ngi xamal que ni police dafa def benn opération fii nga xam ne si ni moom moo si mbedd Dakar yi ñi nga xam ne dañuy fanaan ci mbedd bi ak seen ay doom di yalwaan ak di def naka sudul noonu libération mu ngi xamal aussi que ni police teg na loxo lu toll ci ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ci ay nit noonu la ñuy jaaree ci sunu yeneen mbokku naataango Sénégal mi ñu koy faram-fàccal di ñu wax que ni ñooñu nga xam ne jàpp nañ leen na góor ñi ñu ngi toll ci juróom fukk ak juróom-ñett jigéen ñi ñu ngi toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-benn waaye li ci gën a yéeme mooy que xale yi ñu ngi toll ci téeméer ak juróoma. opération boobu nag mi ngi am mardi le 18 août 2026 jàpp 20h ba minuit police nag def na ci liggéey boo xam ne ci nii bu am solo la ba ci dem na ci yenn ci ay quartier lu ko mel ne Colobane place de l'Obélisque marché Tilène Centenaire canal 4 Gueule Tapée rue 31 angle 6 et Soumbédioune ñu gis ni liggéey bu am solo mi ngi ci am ci ñi nga xam ne ci nii moo jëm ci policiers yi noonu la ñuy wéyalee ñu dem ci li nga xam ne ci nii mooy journal L'Observateur mu ngi indil ab tontu ci le commissaire de Dakar mu wax ni mbir mi du mbiru xénophobie ndaxte boo leen déggee loolu nag xénophobie mooy que xeetu beddi yoo xam ne ci nii dañ koy beddi ay nit ci anama bu ñaaw commissaire nag mu ngi ciy jox ay leeral nee na mbir mu du mbirum xénophobie nag soo leen ko déggee mooy xeetu beddi ay nit ci anam bu ñaaw commissaire nag mi ngi naan loolu lépp du ci dara lépp dañoo bëgg rek teg dëkk bi ci yoon jëlee nit ñi nga xam ne ci nii ñoo nekk ci mbedd bi di def naka sudul noonu kon liggéey boobu liggéey bu am solo la Malick Sow ma laaj la sa xalaat. merci Souadou di remercier sunu naataango yi nga xam ne ñoo ñu baaxee xibaar bi journal Libération également waa Sénégal ak L'Observateur bu ñu sukkandikoo nag ci loolu dafay firnde rek di fan yi yëpp li nit ñi di wax ci mbirum encombrement li nit ñi di wax également ci occupation anarchique mais surtout la mendicité par rapport ak li nga xamante ni moom nemmeeku nañ ko ci mbeddu Ndakaaru yi dañuy wax ne rek ne état déglu na nit ñi am na réaction bu mu def parce que boo ëmb def nañ ci émission bi passé di remercier de passage ki nga xam ni boobu ba léegi ci loolu lay xeex muy honorable député Tahirou Sarr day ñëw ci li nga xamante ni moom la police def képp kuy sénégalais da nga kaa war a rafetlu opération boobu bu ñu nee teg nañ loxo lu toll ci ñaari téeméeri nit ak lu topp te ñi ci ëpp li ci gën a metti ay xale lañ te xale yi ñu ngi toll ci téeméer ak juróom su ma juumul su ma déggee li nga wax donc loolu dafa nekk lu tiis nga jël jigéen ñi ñu toll ci juróom fukk ak juróom-ñett góor ñi nekk juróom-benn fukk ak juróom-benn donc dafay wane ne rek ni sunu frontières yi dafa laajaat encore surveillance parce que ñooñu ñëpp bi ñu xoolee du ñu ay sénégalais ñëw nañu toog fi nga xamante ne waruñu fa toog ci mbedd yi Ndakaaru yi et li ci gën a metti mooy sénégalais yi nga xamante ni dañuy gagner seen vie dignement yor seen i cantine wala seen i buntu kër ñoom foofu la ñuy installé wu di fa def lu nekk bu seen i besoins yëpp fa lañ koy def kon kooku waruñu ko xañ ay droit muy sénégalais bi nga xam ne mi ngi fay ay taxam di exercer ses activités commerciales kon kooku état dafa am droit aar ko kon lu ñuy def lu dul rafetlu l'action de la police en voulant désencombrer les rues de Dakar mais également lutter contre la mendicité ba yalwaan gi nag Sénégal dafa dox parce que boo xoolee dañ naan Sénégal réew teraanga la nit ñi am nañ yërmande ba ku ne boo amee jafe-jafe sa dëkk da nga naan nañ dem Sénégal yalwaani parce que li ci gën a metteeti dañuy utiliser ces enfants pour gën a mën a dabu yërmande sénégalais yi parce que ku ne xam ne ni xale yi ni ñuy yalwaane da ngay romb ñu téye sa yére am na nu muy demee da ngay am benn genre xolu yërmande ci ñoom ba boo ko narul woon sax di nga ko def mais il faut ñu xam dafa am leneen lu ci lalu li ci lalu moom mooy
Sénégal dafa bokk ci ay kuréel lu mel ni Union africaine lu mel ni CEDEAO muy communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest te boo bokkee ci kuréel yooyu day am ay chartes yu ñuy xaatim moom la ñuy wax ratifier des conventions conventions yi dafa lay tënk ci lépp te loolu mu ñu tënk le respect des droits humains ci la bokk respect des droits humains nag dañ ci génn benn pàcc muy les femmes et les enfants tey jii boo xoolee les femmes ni ñuy toogee ci mbedd bi taw seen kaw da nga leen di yërëm mais ki ngay gën a yërëm te ñu war ko aar muy l'enfant enfant bi nga xamante ni am na droit à la protection am na droit à l'éducation am na droit ñu jox ko mu lekk ba suur naan ba mandi am tëdduwaay bu baax ñooñu buñ ko amul yow bu fekkee da nga ratifier ay conventions par rapport aux droits humains yoon la nga jug aar xale yooyu c'est ce que la police a fait beneen bi j'apprécie un peu la sortie du commissaire central de Dakar gis nañ ko ci l'Observateur qui donne une réponse aux gens yi nga xam ñi ngi wax xénophobie la xénophobie nag intox la parce que dafa am sunu mbokk guinéens yi ak ñeneen pour mettre en mal le Sénégal avec le reste du monde ñoom ñooy indi loolu pour ñu yaakaar ne li xewoon Afrique du Sud mooy xew fii mais Afrique du Sud da ngay gis ñu jàpp étranger di ko dóor fii nag c'est le contraire étranger bi moo exposé wu au danger moo exposé wu aux maladies moo exposé wu à toutes sortes de difficultés ba nga xamante ni il peut même perdre sa dignité police ñëw aar leen jéem leen a génnee ci souffrance boobu pour ñu gën a garder seen dignité accompagner leen ba ñu gën a nekk ay nit yoo xamante ni dañ leen di traité comme ni ñuy traité nit normal kenn dóoru leen kenn saagawu leen kenn maltraité wu leen dañ leen di génnee fi nga xam conditions yi difficiles lañ leen génnee pour au moins mettre leen dans des conditions meilleures alors dëkk nag dañ koy organiser mais damay wax ni rek bu ñuy wax xénophobie moi je crois que j'apprécie la réponse et la sortie du commissaire central heureusement il na ci ay éléments de réponse amu fi dans la mesure où ces étrangers là ne sont pas maltraités et que l'encombrement la mendicité illégalement l'exploitation des enfants moom la ñu gis ci situation bu mel nii bu nit jógee di ko régulariser on ne peut que saluer ça mais mu bañ a yam ci ñoom quand même mu bañ a yam ci ñoom parce que bu ñuy wax encombrement occupation anarchique mendicité lii police def waroon nañ ko def bu yàgg parce que en dehors de ces enfants étrangers qui sont exposés dans des difficultés il y a des enfants sénégalais qui sont aussi exposés exploités par des soi-disant sëriñu daara et pourtant il y avait un décret sur le retrait des enfants dans la rue mais bi mu amee lan lañ ci nemmeeku ay xale yoo xam ne dañuy sol lu xotteeku sol lu tilim duñu sol daal muy nawet muy taw muy naaj muy guddi ba bëccëg foo leen fekk ñu ngi ci mbedd yi di taxawaalu di yalwaan. mais loolu faute boobu si ñan la. mais c'est une part c'est une responsabilité partagée. parce que bu ñu nee loolu faute bi ci kan la damay jàpp ne sëriñu daara yi am nañ ci part de responsabilité. population bi en l'occurrence ñi jël seen doom yi di ko joxe ci daara yi am nañ ci responsabilité. mais l'État aussi lu ci ëpp moom moo ci am la plus grande part de responsabilité parce que l'État moo war a imposer l'État day imposer li nga xam ni moo arrangé ñëpp sortir ces enfants là de la rue kooku État rek moo ko mën société civile mënu ko citoyen lambda bi mënu ko État rek moo mën a jël ay mesures comme ni ñu jëlee nii ay mesures génnee étrangers yi ci situation bi nii pour au moins désencombrer les rues de Dakar war nañ ko mën a def parce que ñi gisuma wala boog ñi jàng alxuraan gën maa jàng gën a xam li yàlla wax mënuñu ma wan fenn ci téere bi fi yàlla di waxee ci alxuraan ni kuy jàng alxuraan da nga war a toroxlu da nga war a sollu tilim da nga war a def tànki neen da nga war a taxawaalu ci mbedd amul fu ñu ko bind. mais taxawaalu boobu ñuy taxawaalu si mbedd loolu ñuy yelwaan si la ñuy dund parce que am na ñoo xam ne tey seen ay parents suñ leen xasee ba joxe si daara yi pare nañ fa duñ joxe fay du dara du leneen léegi sëriñu daara bi tamit loolu lépp tegu si kawam du moom moo ko mën a yor. mais sëriñu daara moo ko bëgg parce que loolu moo ko gën a arrangé xam nga école sénégalaise dañ ko réglementé dafa am école française comme ni mu amee les écoles franco-arabes. éducation rek la ñu waxuñu éducation religieuse waxuñu éducation en français ou autre éducation tout court képp kuy ubbi école moo xam français ngay jàngale moo am
alxuraan ngay jàngale da nga war a am autorisation. c'est vrai. soo amul autorisation waroo ubbi école. te soo ubbee école bu ñu la joxee autorisation ba nga ubbi école parent bi indi doomam jox la ko pour nga yow nga mën koo def ci moom xam-xam mais xanaa du la ko jox ak loxoy neen di nga teg ay conditions nag man de privé laa ubbi naa sama daara sous l'autorisation de l'État sa doom nga ma indil bëgg nga mu am xam-xam mais bu weer dee da nga may jox nangam mooy fay gi. mais parents yi tamit dañoo négligé. waaw léegi nag lan moo tax yow sëriñ daara nga accepter un enfant boo xam ni parent du la jox dara parce que ñenn ci ñoom loolu moo leen arrangé parce que boo amee téeméeri élèves xale nga sànni leen ci mbedd bi sas leen 1000 francs par journée mais su weer dee yaay ëpp salaire soo ko doon calculer ñoom ñiy fay weer bi dee ak nga sànni leen ci mbedd bi di leen sas loolu moo ëpp xaalis donc tu exploites ces enfants parce que loolu situation moo leen gënal. beneen bi ñu ci bëri ëpp amuñu autorisation pourquoi parce que les conditions inhumaines yi police gis ci étrangers yi ci mbedd Ndakaaru yi ba jëlee leen fa ce sont ces mêmes conditions inhumaines la ñuy nemmeeku ci daara yi ci bëri tabax bu yeggul la ñuy àbb kër boo xamante ni xale yi bu guddee dañuy dànkaloo ba c'est pas possible du ñu sàngu du ñu sol daal du ñu sol lu jot fajar lañ leen di yéen ñu nekkaat ci mbedd yi di taxawaal di yalwaan pour mën a matal sas bi ñu leen sas donc kon daal da nga jàpp ne yow police li mu def ci ñi nga xam ne ñoo nekk si mbedd mi tamit war na koo mën a def ci ñi nga xam ne ñoo yor daara yi moom laa dañ ko war a yaatal ko amul normalement Sénégal fii ñu toll xale la place de l'enfant du ci mbedd mi c'est vrai ci école ba la wàcc ñibbi këram toog ci ay wetu waajuram yenn ci ay parents yi nag dañuy daw def fuite de responsabilité jur sa doom ba pare sànni doo xamoo mi ngi lekk xamoo mi ngi naan xamoo feebar na xamoo feebarul xamoo mi ngi sol yére xamoo mu ngi sol yére xamoo sax fu muy tëdd sous prétexte que ni non da nga koy jàngal toroxlu da nga koy jàngal alxuraan et cetera la preuve concours yi sénégalais xale yi sénégalais di gagné yépp ci wàllum récital coran alxuraan yan xale la mooy xale yi nekk ci daara moderne yi di sol lu set di lekk lu baax bu ñu wàccee ñibbi seen i kër mais ñii di taxawaal ñëpp di sont laissés à la merci de la rue ñoom ñooy dem ba doon ay bandits doon ay agresseurs et cetera. dañuy continuer ci thème bi ndaxte tey jii comme li police def ñun dañoo gis ni Sénégal dañoo nekk benn pays boo xam ne pays de la teranga la ba boo ñëwee lu la neex da nga koy def comme tey léegi li am est-ce que ñoom loolu ñuy def fii Sénégal sañ nañ ko def ci seen réew. parce que soo gisee tamit xam nga sénégalais yi tamit ñi ngi ñaxtu loolu ndaxte tey boo demee Colobane am na ci ay jaaykat yoo xam ne ci nii dañuy kaas. parce que ñooñu di tëdd ci mbedd mi dañuy jël seen ay places yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee jël ay toile yi nga xam ne moom la ñuy defaree seen ay place di ci jaay di ci sutur lu ñu koy dindi di ko lal di jël morceau yi aussi di ko sàngoo loolu tamit est-ce que ñoom ñemee nañ ko def ci seen dëkk. waaw xam nga ñàkk ko ñeme def seen dëkk moo tax ñu daw ci ñëw fii bu doon ñeme nañ ko def seen dëkk te buñ ko fa defee dinañ ci am dara duñ ñëw. ñeme wuñ ko def seen dëkk. kon buñ ñëwee dëkk jàmbur d'ailleurs dugg ci nañ. xam ñu nan lañ fi duggee fan la ñu jaar ba yegsi bi ñu ñëwee amuñu fu ñu fanaan ñu ngi dem ci buntu kër jàmbur yi buntu place su jàmbur yi di fa def li ngay expliquer nii donc ce qui veut dire que buñ ko ñemee woon seen dëkk war ko fa mën a def ba am ca dara duñ ñëw donc loo ñemewul def sa dëkk waroo ko mën def dëkk jàmbur moo tax j'apprécie l'intervention de la police sauf que nag ñu assurer suivi bi comme li may wax rek. comme foofu laay ñëw foofu laay jeexale dama lay laaj rek ba xamaa tey yow li nga xam ne si nii police moo ngi koy def est-ce que yow yaakaar nga ni dina am suivi. suivi boobu la ñëpp di tiit. moom la ñëpp di tiit parfois da nga gis police def une très bonne opération. mais du am suivi. xam nga ils ont parlé Libération a parlé de désengorgement des rues. ils ont parlé de l'occupation anarchique. mais lan mooy occupation anarchique soo koy faram-fàcce mooy l'occupation de la rue de la voie publique loolu est-ce que mendiants yi kese la du mendiants yi kese soo xoolee suñu mbokku commerçant yi ñiy féete peggu tali bi da ngay am sa cantine bu yàggee tuuti nga yokk cantine bi bu yàggee tuuti nga jël benn taabal yokk ki ba taabal bi sax ñaari tànk yi ci kaw tali bi lay nekk ce qui veut dire que nit ñi war a jaar ci trottoir bi les piétons dañuy partager tali bi ak oto yi donc ce qui veut dire que ñooñu am na lu fi xewoon Colobane ak feneen bañ ñi marchand ambulant yi dañ leen fiy jële mais du marchand ambulant mooy ko amul place kuy taxawaalu yor ay bagaasam mais ki nga xam ni dafa yor kantinam yokk kantinam ba ci tali ba teg ca taabal teg ca marchandise ba kenn amul foo jaar kooku buñ ko fa jëlee
bi ko police defee avec une bonne opération mais ñun ñëpp dañu apprécier mais après fu mujj amul suivi quelque temps après ñu ñëwaat teguwaat fa ce qui veut dire que loolu la Sénégalais yëpp di tiit on vraiment dañuy effectuer une très bonne opération gars yi apprécier mais du am suivi quelque temps après léegi nga gisaat yalwaankat yi nekk ci mbedd. kon foofu la ñuy jeexalee espérons que ni dina am suivi parce que liggéey bi rafet na lool Malick Sow li ngay tàggatoo. di la remercier mbokku sénégalais yëpp di wax ni on a fait qu'encourager la police ci opération bi ñu def. di wax également di feelu le commissaire central. mbir mi du xénophobie c'est uniquement dans le cadre de régulariser et vraiment désengorger les rues de Dakar. Lutter contre la mendicité illégale parce que yalwaan bi ñëpp ko war a def. yalwaan boo demee ci diine sax am na ñu mu war am na ñu mu warul. donc ce qui veut dire que ay nit bàyyeekoo seen dëkk ñëw bëri ci mbedu Dakar bi di yalwaan jël ay xale yu tuuti di leen exploiter di jouer ci yërmande sénégalais yi ci xale yooyu vraiment dans des conditions inhumaines loolu bu ko état jugee di ko xeex ñëpp ko war a tàccu donc on demande à la police vraiment que li ñu def mu am un suivi total. te nag mu bañ a yam ci étranger yi mais xale sénégalais yi ñuy exploité yi ñuy yelwaan taalibe yi daara yi nañ ci jóg parce que loolu tamit exploitation des enfants la. D'accord merci beaucoup Malick Sow fii lay xewee ñu ngi remercier téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi doon seetaan yëpp ñu ngi doon seetaan fii lay xewee ci ARA TV chaque jour merci beaucoup et à la prochaine.